buñ ci jógee ñu dugg ci bés bi nga xamante ne moom mooy Aïdal Kabir bi mooy bésu tabaski bi bésu tabaski bi oustaz am na ay ngëneel yu ci am tout d'abord ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy xar mi nga xam ne moom nga war a jënd parce que ñu bëri nag dañuy topp euphorie bi ak engouement bi ba fàtte ne am na ay ngëneel yoo xamante ne nit mën na cee texe ba giiru dundam. effectivement ci xar bi d'abord yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ko laajee ma haazil adaahi ngeen baal ma ci arab yi yii ñuy tabaski nii di ko rendi pour lan la muy leen seen sunna baay Ibrahima la sunna mooy loo habitué woon di ko def te mu baax Ibrahim historiquement xam ngeen ne yàlla moo ko testé ginnaaw bi mu amee doom mu ngi am à l'âge de 90 ans wala lu ko dab suma jumu ci soir yàlla bàyyi ba Ismaël am 14 ans xàmmee ràññee am doole mu ne ko kii dama bëgg nga sacrifier ko ngir lan testé góor gi est-ce que doom toll na ko foofu mu mooy ndigalu boromam mu géntuloo ko pas gént ni da ko wan 3 fois ci nelaw mu yeew wax ko xale bi accepté obéir li nga xam ne moom la bàyyam wax loolu nag mu nangul yàlla nangu muñ doom ñi ngir jëm yàlla da ko récompensé xar ma dindi ci bopp nit ñi kuñ naan ñu bu xar amuloon sa cameraman yi la ñuy rendi tabaski musiba la loolu losigul quand même kenn du fi rey kenn tabaski fan bu ñu rey ni ci kër kan moo koy lekk il faut ñu bàyyi nit ñi di leen léeb ak léppoon benn sacrifice la bu Ibrahima bu ñu ko testé mu réussir ñu neexale ko ñu koy fàtteku nag chaque année yonent bi la ne nag gis ngeen chaque xar safurla chaque kawaru xar tuyaaba lay doon bu ngeen ko rendee kon chaque mooy tur deret ji rek borom bi nee na soxlawuma yàpp yi soxlawuma deret ji mais ragal yàlla bi ngeen di àndal dimension boobu te ci ngëneelam la bokk xam naa maa ngi anticiper dimension spirituelle boobu ragal yàlla bi xam nga ku mel ni man ba tey ñu ma rey xar su ma la waxee danga may ree ba tey ñu ma rey xar damay sama grand frère comme ñoo fay jiite imam ñooy wër famille bi ree ñu suñu xar mais bu ñu rendi maa ngi fële deret ji di dem laa mënul gis kon ragal yàlla boobu ñuy amee la yàlla soxla ci ñun kese du ngandaay beeg lépp dontoone ngandaay bi bëgguñu nga jënd xar bu yooy parce que xar bi tamit am na critères yu koy topp xam naa bu nekkee laaj nga ko ñu wax la ko kon xar moomu d'abord ngëneelam tur deret ji rek tuyaa bu ci nekk koo xam dana daw ba tànkam rëq moo xam célibataire wala marié mu wuti ko ba nag mu jël loo xam ne moomu ko na ko wut gentiment am ko rendi ko kon tabaski bi du marié du célibataire képp ku mën la ñu wax nga def ko chaque famille benn xar voilà. xam naa dugg nga ci sànq dañ koy anticiper moom mooy critères yi nga xamante ne moom noonu la xar bi war a mel parce que nag léeg-léeg bëri na ay jeexi jaaxa yoo xam ne dafay am ci côté xar bi léeg-léeg ñu gis ay xar yoo xam ne xar bu wàññeeku oustaz wala xar bu mat tabaski ban xar la. waaw xar yi yéen xam nga booy def sacrifice booy présenter yàlla dara dafa war a saf ñam quoi au moins ñun ñi bu ñu présenté suñu kilifa dara duñu bëgg dara manqué yàlla nag jëmmam rëy na rëy goo xam ne boo koy présenté xam nga booy jàng histoire Habil ak Qabila waaw Abel xam nga ni ñu ko tuddee en français bi ñuy xëccoo seen seex yooyu wala boog ñu bëgg échanger dañu leen defloo sacrifice Habil dafa jox sacrifice bu rëy Qabil joxe sacrifice bu médiocre yàlla nangu bu Habil bàyyi bu Qabil mu am jalousie rey frère am comme gis nga foofu sacrifice bi li ko xañ sax yàlla nangu la ko sacrifice am dafa médiocre kon xaar mi nga bëgg a def sacrifice ci kanam borom bi pour nga tur detam dafa représentable moo tax bëgguñu n'importe quel xaar nga andi ko quand même benn bëgguñu xar bu yooy nga xam ne boo làmbi ni daj yaax yi kooku baaxul oui ñaare ba bu mu am soox boo xam ne day feeñ waxuma la bu rinki quoi. waaw am na benn xar bu ñuy wanee temps yi oustaz ci réseaux sociaux yi. waaw yoo xam naa ne war nga ko gis. waaw gis naa ko reetaan mais kooku dafa rinki sooxul. il faut ñu xam baatu soox ak baatu rinki xam nga da ngay màgg fee gis sa tànk yi rinki soox bokkul ak rinki il faut ñu wax mooy mu leer su nekkee dégg naa wolof soox bokkul ak rinki mais tuuti waayam tamit mën na ko xañ maanaam tuuti waay xar beeg ñàkk suuxam xar bu amul suux kenn du ko tabaskiyee présentable buy soox bu fës xoolal fës sax la ñuy wax mën na soox mais mu bañ a fës bu fësee rek baaxul bu béjjën bi dammee ba partie bi daanaka dem baaxul maanaam mën na damm mu bàyyi moo ci bi ëpp foofu baaxul baax na maanaam li dem bu ëppee li fi des baaxul li fi des ba ko ëppee baax na kon bu mu feebar bu mu pat gis nga bu mu feebar ku ne xam nga vétérinaire dina xaru def feebar bu mu pat bët la bu mu soox bu mu am ñàkk suux yooyu yëpp critère la yoo xam ne bu dajee ci xar feebar la kenn du ko tabaski il faut ñu def attention. waaw mës nañu dégg ci oustaz Ina muy wax bu xar bi muuma. waaw bu muuma. xar dina muuma oustaz. waaw c'est-à-dire mooy koo xam ne mbeewam du génn. mënul mbee génn voilà mooy terme muuma xam nga kuy wax la ñuy muumaloo mais xar da ngay day mbee rek nga xam ne kii voix am na fu mu cangee mënul wax bu nekkoon kuy wax la du wax. voilà moo tax ñu ne bu mu muuma
voilà. beneen bi gis nañu aussi ci bëccëgu tabaski bi dañuy wax ni bu ngeen xëyee na ngeen woor ba ñu rendi ba pare ñu daal di jël ci resu xar bi daal di koy lakk jox leen ko muy dog loolu lan moom mooy sunna bi wala farata bi. sunna yonent bi la d'abord moo tax fukki fan yi wax naa la sànq ne dafa baaxoon a woor début ba léegi dañ ko waroon woor di woor ba 9e jour ba Arafat jour Tabaski ba ñu xeeg woor mais nag day yem que jour Iid kenn du fa woor parce que woor baa ngi yemee bu ñu jullijee ba ñëw yonent bi dafa daan def day woor journée bi bu demee jàkk ja ba ñëw rendi xaram lakk res bi dogee ci loolu sunna la soo ko mënee def baax na. ma wax tamit ne ñi fara naan du ñu rendi nangu naa nga def tawkiil nga procurer nit moom nga def procuration ñu rendi la mais ñëw di téye ci mbubb kii rey ak wala famille bi jàpp ci yooyu ay aada la yooyu bokkul vraiment affaire lébu la quoi. waaw dama bëgg a yaa ngi toj sama mbokk yi dama bëgg foofu ñu leeral ko parce que dañuy faral di gis léeg-léeg kii rendi famille bi ñëpp taxaw daal di téye ci ndiggam loolu lan la. non aada la c'est-à-dire dañu jàpp ne ñoom parce que mënoo fexe ba yow li ñu sa soxla woon mooy tuura deret ji mënoo laal kii rendi ba nga bokk ci kii rendi voilà barkeelu kenn du ko defee noonu sa yéene la yàlla fay comme ku mel ni man du ma rendi sama xar distance lay taxaw mais yéene gi ma am mooy yàlla maa ngi lay présenté li maa ngi sàkku nga nangul ma ko ragal yàlla boobu laay soxla moo xam sama nekkoon France yónnee sama xar fii ñu rendil ma ko kon ñu nekk France ñu rey seen xar yi fii fan la ñuy téye kon voilà kon aada la quoi aada la bu di ñuy def parfois te amul sukkandikukaay waaw dañ koy jël barkeelu wala bu xaaral ma taas yi wala bokk ci mais bokku ci béy yooyu sax parce que attention ñu ngi dugg ci affaire animiste léegi sama xam naa dama lay tooñaat parce que sama mbokki sama bàjjen yi lébu la ñu ñoo gën a doy waar fii deret la ñu bañ a gis non xam nga sama bàjjen ndooy lañu sant sama maam yi sant Diop dama leen xam deret la ñu bañ a gis foo jaar ñu ci pexe yooyu nag moom buñ ko tegee ne le parce que yàlla nee na soxlawu ma yàpp soxlawu ma deret ji kon yow loo ci soxla yow ragal yàlla bi laa soxla kon bàyyil deret ji yàpp ji nee nañ la sax boo xëyee na nga ko def ñetti parti saraxe lii togg lii denc lii moo tax benn laaj na ma keroog nee na soxna la nee na dañu ne xaru Tabaski gi yàpp yi waru romb 3 jours ma ne kan moo la ko wax fan lañ ko teg buñ ko congelé du romb 3 jours ma ne ko déggoo la ma dama leen ne loolu affaire maam la woon amuñu fu ñu conservé amuñu congélateur buñ ko dencee day yàqu kay moo tax nañ ko lekk balaa 3 jours yi jeex mais congélateur yaa ngi fi kay saraxe nga togg nga li ci des dencal après nga lekk ko yaa xam noo koy lekkee. ba tey aussi oustaz gis nañu ci wàllu rend bi norme yi nga xamante ne moom mooy norme yi nga xam ne moom la ñu war a rendee xar bi ndax duñ ci delluwaat léeg-léeg nga dégg parce que dañuy faral di dégg léeg-léeg ku ne damay rey sama xar yéene ba sax dina far yàq farata gi. waaw xam nga nag nañu bàyyi xel rey ak rendi bokkul. rey ak rendi bokkul de am na dañuy rey xar bi rendi wuñu ko dañ ko rey waaw parce que ni ñu ko rendee moo baaxul parce que d'abord da ngay taxaw nga ne bismillah allahu akbar nga dawale paaka bi yonent bi nee na ñëw nga yërëm ko. parce que yonent bi mës na gis benn waaye bu téye xaram teg ko di daas paaka bi yonent bi dafa mer mu ne ko yow yaa soxor yow si comme kii amul xel pour yow gis nga da nga mel ni yaa ngi koy rey 2 fois rey nga ko ñaari yoon teg moo naa xar bi duñ jàppee ne am na xel xool yonent bi fi muy waxee dimension muy waxee mu ne kuy reyati ñëwalal sa paaka nga gaaw a rendi bi nga noppal li ngay rendi kon rapidement kon rendi technique la mën naa ko nii théoriquement mais pratique bi laa ñu ñëw gis nga boo tegee paaka bi boo ni nii ñëwaat rek parce que ñaari kii li ñu tuddee ay sidit fii la nekk boo ko coupé rek rey nga ñaari fii boo ne nii boo tegee ne bii nii laal bii ñëwaat rek rendi nga ko sans comprendre mais nekk fa am ko dafay nekk na xiij mel ni kuy dagg kii siyee non rey dafa am technique boo ne nii teg paaka bu ñëwee fiic mu dagg ne siti bi fiic mu dagg bi ci kaw rek mën nga bàyyi fi toxu bi yëpp mooy day sedd kon gaaw a rendi bi loola tekki mais di ko rendi xatti paaka bi ñëwul ngay dagg paaka bi ñëwul déggu yéex googu yonent bi nee na moytu leen ko da koy gaañ mais ñàkk wax bismillah tamit day meddal xar bi attention il faut nga bismillah kenn du rey xar di tudd keneen tamit kenn du tudd turu kenn nii xam maam nii leneen di bar kenn da ngay wax bismillah allahu akbar nga rendi ko parce que yàlla ngay defal sacrifice bi su ko defee yooyu mooy condition yi rey bi mu baax quoi jublul ko penku rafet na macha allah su ko defee nga rek condition yi bu ci dajee rek la mën nañ ko togg après lekk ko. beneen bi mooy oustaz tey fitna bi nga xamante ne moom moo dal borom kër yi ci utum xar léeg-léeg sax dañ nañu yàlla tegul kenn lu mu metti lu mu àttanul am nañu sax ay yu ñu xamante ne dem nañ boo demee ba amoo xar am na yeneen yu ñu la tegal pour que nga war koo mën a rend ci place xar boobu il faut ñu dellu si waat ci yoo xam ni ay norme la lu yàlla teg yàlla lu mu teg nit ki bu ko mënul am na solution. bien sûr yàlla sax moom xam nga li naan yàlla du cuune quoi parce que nit ñi sama doomu turandoo da daan wax problème yi ñaar la bi nga teg sa bopp ak bu la yàlla teg dafa neex a gérer bi nga teg sa bopp yaa ciy génne yoonu yàlla nekku ci
mais bi la teg nga jouer avec te yàlla tegu la loo mënul yonent bi moo rey ñaari xar ci époque boobu ca këram mu ne yéene naa bii sama njaboot ak képp ko amul sama xeet malheureusement nit ñi duñu dégg loolu surtout soxna yi moment yi kër yi dafa tàng de ñu ngi préparé fay ñi ñaa ngi xuloog seen jëkkër yi moment yii jëkkër yi seen fit toogatul te jaru ko woon voilà parce que ka taxoon ñu def ko yaayu Ismaël boo ko fekkoon bu ñu bëgg a rey doomam ya mu doon tal aka moo wute li jigéen di tal moment yi ka ñu bëggoon rey ni doomam ya mu doon tal dimension ba mu nekkee woon aka moo wute kay kenn du seetaan sa njaboot jënd leen xar yóbbu ko am yére yóbbul mais bu mu tas kër yi parce que ku mën yonent bi nee na defal ku mënul tegg xanaa xamoo tey ku amoon ngénte nii maa ngi tooñ sama benn technicien léegi Aziz dafa yàlla da ko may gan bu yàggul ma ñëw man ko grand tamas gi teggeeku ne la mu ne xaaral ma gaar sama oto ñëw nga wax ma li may wax nii moo ko mu ne ma noonu yëfi dimanche ba la ma ne ko su nekkoon sa xaru ngénte moo la tere am xaru tamas gi wàcc na la c'est-à-dire boo ngénte mu tombeek tamas gi dañuy bëgg nga rey xaru ngénte li def ko ngénte tamas gi wàcc na la tamas xaru ngénte moo gën a farata tamas gi xam nga lu tax boo reyulul sa doom xar fii ba keroog muy nekk paa boo ñëwee rey ñu la xar da koy fay bàyyam amuloon doom bi ma leen ngénte di amoon xar dañuy fay xar bi mais tamas gi kenn du ko fay moo tax ngénte moo gën a farati tamas gi bu ñu dajee ngir yàlla képp ku am ngénte lundi wala dimanche sax mu tere laa jënd tamas gi defal xar mi ngénte jeex na tamas gi wàcc na la. oustaz am na benn boo xam ne xam naa diñ ci dimbali góor ñi am soxna yu bëri parce que dañuy faral di wax naan boo amee ñaari soxna su nekk da nga koy jëndal xar ñetti soxna su nekk da nga koy jëndal xar oustaz loolu dafa ñëw ci alxuraan wala. non c'est-à-dire yonent bi dafa ne xar mu nekk benn xar bu nekk pour benn famille nag mooy sa jabar ak say doom xëy na li koy waral mooy ñàkk gee dëkk mooy problème bi xam nga yonent bi boo xoolee dafa dëkk ak soxnaam yëpp ci benn béréb tey nag da ngay luyeel kii HLM luyeel kii Sicap te obligé nga jënd ay xar. waaw est-ce que jarul tamit oustaz tey nga dajal leen ñoom ñaar ñëpp ci benn kër ñu tabaskee fa ak seen njaboot. moo neexoon waaye est-ce que dinañ ko nangu tamit waaw parce que buñ yóbbuwee fi kër awa bi nga gis ñaar ñëre fu ñaaral buñ ko ba kër ñaara bi awa bi ne maa fi njëkk bu ñu comprendre woon de sonali sa njëkkër dañuy regroupé wu mu rey xar ba ñu séddoo ko togg ka ñuy jox ku nekk yóbbu sa kër mu jeex loolu daa mu nekkoon yoon sinon góor ñi dañu leen obligé ku nekk jënd xar su nekkee mën nga ko soo ko mënu tamit rendil benn kër nga séddale ñi ci des loolu mu leer su nekkee mënoo jënd ñetti xar rendil benn nga séddale ko ñëpp ku nekk jot sa wàlla ku nekk tamas gi sa kër jeex na. ñu lay jaajëfal oustaz macha allah ci bésu tabaski bi xanaa nag am na ay invocation wala ay ñaan yoo xamante ne jullit bi war na ko ci mën a def. bien sûr ma baaxee leen sax ngëneelam yooyu nga xam ne am na solo balaa ñuy fàtte am na dimension boo xam ne dañ ci xamee ngëneelam dimension morale bi am ci biir parce que boo xoolee Ibrahim dafa wax yàlla dara ratewul rendez-vous bi maanaam faussewul la mu waxoon def na ko te lu dafa baax ci nit dafa ne yàlla dinaa def yàlla da ko ne defal mu ne ko dinaa def te moyul bu ñu laajee Ismaël tamit dégg na ndigal kon dimension muñ a ngi ci kon ñu muñ kon doom yi tey bu nekkee bàyyi amul xar nañu muñ parce que ki ñu bëggoon rendi muñ a tax mu tëdd pour ñu rey ko yaay muñoon na pour ñu rey ko kon bu amul kër mu dimension ñu jàng ko dimension sociale a ngi ci parce que xar yi dañ leen war a séddale saraxe ci dimension économique ngi ci parce que macha allah ñi nga xam ne dañu liggéey ci der bi liñ ci am ci xaalis économiquement te kenn du jaay nag c'est du deru tamas gi ku jaay sa deru tamas gi amoo tamas gi attention. oui bu kenn jaay non bu kenn jaay der bi moom amul lu ñuy jaay ci xar mi même kii lay rendil doo ko fay déedéet. doo ko fay ci yàpp bi doo ko fay ci yàpp bi laa bëgg a wax. yaa ngi wax aspect bu am. doo ko fay ci yàpp bi ñu mën ngaa génne xaalis ne am nag mais yàpp bi moom amul lu ñu ciy fay nit amul lu ñu ciy jaay. amul lu ñu ciy jënd sinon rek nga ñàkk tabaski der bi sax boo ko jaay ñàkk tabaski. deru xar bi boo ko jaay boo koy jaay ñàkk tabaski kenn du ko def maanaam ñi ci wër kër yi nañu xam loolu ñi koy joxe nañu xam loolu der bi moom boo rendee demal maye ko mu dem boole ko ci sarax si parce que yàpp yi 3 parties la sarax togg denc loolu la amul lu ñu wax leneen lu niroog jaay voilà am naa bàjjenu tànku bàjje nag yooyu bopp. waaw oustaz loolu sonal na borom kër yi torop gis naa ñu ngi koy kaas tànku njëkke fàllare goro. xam nga ñun suñu cat ci diine mooy folklore surtout ñun wolof yi xam na laa tuddee lu ñëw ñu folklore maanaam ñun dañu bëgg a rax ci diine gi loo xam ne aada la ba tas ci kër yi fi mu nekk nii am ko xam ne bu yóbbul bopp xar bi ca bàjjenu xale ba këram tas xar mi gis nga kenn moomu ko kenn kudul ki ko rey ci këram ak la mu ca saraxee
ak la mu denc ci congélateur am la ci dis yëpp nit ñee ko dugg détail baax na nag entre mbokk ñu rafetal ma yónnee man suma bàjjen bi muy dunda bopp xar bi laa ko doon yónnee toujours sama papa dem na sama ñaari bàjjen yi dem nañu bopp bi xamatuma kan laa ko jox kër ga lay nekk dafa rafetoon mais sama bàjjen moomul bopp bi dafa rafet parce que sama seeru papa la mais kenn du ma ci conditionné damay defar mbokk rek xam nga yonent bi dafa ne mayante leen ngeen bëggante cadeau day tax ñu bëggante. waaw parce que oustaz fii jigéen ñi farataalu ñu di dem di julli ji si it boobu. way bien sûr julli juróomi jigéen dafa war a présence dafa war a présent nekk ko dafa war a bokk ci présence bi yeneen julli yi mu di it ak tamas gi yooyu yonent bi nee naa daana fekk jigéen ñi indisposé mu leen génne leen yéen ñëpp génne leen ñu ne ko duñ julli mu ne kaa leen ak si mu ne toog leen déglu xutba bi parce que xutba bi dafay wax ak nation bi te ci nation bi ngeen bokk fii nous sommes en Afrique fii toujours dañu naan góor ñee def jigéen nañ toog quoi fii boo ñëwee ci mbooloo sax dañu naan ginnaaw bi góor ñi waxee daal amatuma kàddu yooyu affaire africain la c'est-à-dire wala boog muy culture doomu aadama mais jigéen dafa war a participer ci jaamu yàlla yépp comme ni ko xam nga jigéen lan la dul def ci jaamu yàlla est-ce que amul jigéen lu mënu de est-ce que xam nga jigéen mën na rendi xaru Tabaski non kooku du maanaam question bu ma lay confirmer la rek c'est-à-dire ñun dañoo xañ jigéen a xañ ba ñu ñëw laal dara jigéen xamul lu mënul jiite góor yoo xam ne majeur nañu waaw su ma jigéen war naa mën a rey Tabaski jigéen mën a jox jëkkëram zakat jigéen yoo xam ne sax dañuy fees ma ne la mën na rendi la ba nga naan fees sax rendi da koy def jigéen bu rendee rendem wér na mais ñun dañu écarter jigéen yi fële kon jaamu yàlla yi loolu voilà bu égalité am nag ci jaamu yàlla rek la war a am nag coow li yëpp ay xam nga parité égalité gars yi dañu jaar à côté yooyu tappale la. ñuy jaajëfal oustaz Assane Seck wax dëgg yàlla rëcc wuñu liñ ko seetsee woon xam-xam génn na fi tey gën nañu leeral li nga xamante ne moom moo lëndëmoon suñu bopp ci weer bi ci taxawaayu arafaat bi wante aussi tamit ci ngëneelu bésub tabaski boobu noonu ba yokkal ñu sax nag tamit taxawaayu jigéen niñ ko xawan na sa xale fii ci diine ji te mu am cër bu am solo ñu koy jaajëfal oustaz di la bàyyi nga tàggoo di la jaajëfal di la ñaanal yàlla yokk leeru dënn bi. waaw maa lay jaajëfal xam ne damay déclarer ne nan laa ko tuddee sa fans la wala nga waaw parce que da nga bokk ci nga xam dama leen naw tout simplement c'est pas parce que li ma toog ak yow la xam nga yàgg nañu xamante xam nga damay naw ku am intelligence loolu ci ñëpp la suma élève la suma doom la parce que yàlla dafa dogal milieu bi may dund yëpp ay borom xam-xam ñoo nekk sama xarit te intelligence surtout bu nekkee ci jigéen ak ni ngay communiquer ça c'est très important yàlla dëgëral moo tax man naw la ci ko maanaam ci sa fan yi laa bokk ci fan woowu maa ngi ñaan yàlla mu téye la nga mën a gérer sa siiw ba sa siiw du la yàq di gërëm sa caméraman yi góor ñi jigéen yi ak seen site bi yàlla yokk ko ba ngeen yëg ko gërëm naa ñëpp maa ngi gën a dénk nag seen patron maa la ko gën a dénk nekk oustaz nee na gën maa jàpp waaw parce que élément nga boo xam ne kenn du la bàyyi noonu ñu ngi lay gërëm di la sant merci jërëjëf ñu di ko jaajëfal di leen jaajëfal yéen internet enquête 221.com di jaajëfal équipe technique bi nga xamante ne ñoom la ñu àndal Mam Maodo Mouhamad Ousmane ak Anta ñoom ñoo nekkoon ci caméra bi Mor Kébé si montage bi ñu leen di jaajëfal di leen ñaanal tabaski jàmm ñu teewee ay at yu bëree bëri te bu nekk rek bu ñëw rek yàlla na doon ngëneel bu ànd ak xéewal ak jàmm ak salaam ci ñëpp jërë ngeen jëf